salaamaaleykum mbokk yi sant leen gërëm leen ci ànd beeg télévision Futurs Médias benn waxtu xibaaru digg bëccëg gi bokk na ci lim bi di gën a takku ci ñaam jàngoro yi coronavirus ci bésub tey bile wàññi nañu lu toll ci ñaar fukki ay nit yu bees yu amee jàngoro boobule bokk na ci téeméer fanweer ak ñeenti nit yi ñuy faj jamono ji ñaar ñoo xamante ni ñu nga Sowétas lan moo tax ay cas importé maanaam ñu amee jàngoro bi biti réew dugg fii ci réew mi di yokku naam tëj nañu aéroport ak yenn ci ak frontière bi docteur Abdoulaye Bousso di leeral ni ay nit la yoo xam ne dugg nañu ci réew mi laata ñuy jël matukaay yooyu le moom mi jiite centre des opérations d'urgence sanitaire ne faaw ñu xaar fii lekk ñeenti fan ci weeru avril xool jàngoro bi naka lay wëyee. mu indi coow lu rëy ci réew mi muy Amadou Samba kookee doon mbubboo docteur doon def ay test dépistage coronavirus ci ay nit moom naka nax na ñu bëree bëri diirub ay at a ngi nii mu bokk ci loolee di convergence cadre républicain bi Abdoulaye Diouf Sarr jiite ministère de la santé sax ne déposé na plainte ca procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye ndimbal bi ñuy jébbal askan wi ci jamono ji ñuy xeexee jàngoroy coronavirus jëwrin bi ñu dénk développement communautaire Mansour Faye ne lu yàggul dara programme bi dina door ñu séddale ndimbal rawatina dund lu toll ci juróom-ñetti millions sénégalais fii ci réew mi mbokk yi loolee tënk la nes tuuti ñu yaatal ko. ginnaaw bañ leen nuyuwaatee ba noppi jàngoroy coronavirus di wéy di law ci réew mi ñu wàññi lu toll ci ñaar fukki nit yu amee jàngoro bi ñaar fukki ñu bees kon ci lim bi fi nekkoon ba noppi mu di xayma bi gën a takku ba ñu tàmbalee wàññi bi boobu ba léegi ci tey kon jàpp leen ni am na téeméeri nit fanweer ak ñeent ñu ñuy fàcc ci bërëb yooyee nga xam ne ñoom lañ ko jagleel am na ñaar nag ñu ne ñu ngi ci Sowétas loolee di guléet ba jàngoro bi duggee ci réew mi ba léegi am na ñaar fukk ak ñetti nit yu ñu ne wér nañu ci jàngoro boobule docteur Aloyse Waly Diouf moom mooy directeur cabinet yorit cadre ministère de la santé dañ koy déglu. ci bésu lundi bi fanweeri fan ci weeru mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat examen virologique yi may waaj a lim ci juróom-ñett fukk ak juróom ñaari test yi ñu def. ñaar fukk ñoo ci positif maanaam juróomi cas importé moo ñu jóge bitim réew fukk ak ñeenti cas contact yi jaxasoo woon ak ñu yore doomu jàngoro bi benn cas communautaire benn ci malade yi ñu hospitalisé woon wër na ci bésu tey ñeneen ñi des hôpital ñu ngi tane waaye am na ñaari malade yu sonn yu nekk Sowétas ci bésu tey dalee ko ci cas bi ñu njëkk a am Sénégal woññi na téeméer ak juróom benn fukk ak ñaari cas ñaar fukk ak juróom ñett wër nañ ci mu des téeméer ak fanweer ak ñeent ci hôpitaux yi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi dolli di woo askan wi ñu sàmmanteeg ndigle yi nga xam ne moom la ñu joxe. ñaari nit ñu feebar ñooñu le te ñu ne nag ñu ngi Sowétas nekk ay mag ci bu ñu sukkandikoo ci docteur Abdoulaye Bousso moom mi jiite centre des opérations d'urgence sanitaire ba dañ leen di dimbali sax nag ci wàllum noy yi mu ciy dolli ni ay bërëbu fajukaay muy ci wàllu public bi ak privé bi noppi nañu ngir dalal ñeneen ñu amee jàngoro bi teg ci cas importé yi maanaam ñi nga xam ne dañoo jëlee feebar bi biti réew dugal ko ci réew mi lan moo tax lim bi di gën a takku bés bu jot naam tëj nañu frontières yi mu ne nag ñu duggoon la ba noppi laata loolu le te faaw ñu xaar fii lekk semaine daanaka xam jàngoro bi naka lay wëyee docteur Abdoulaye Bousso la ñuy déglu. fi mu nekk nii suñu l'hôpital yi am nañu téeméer ak fanweer ak ñeent malade yu fa nekk ñooñu am nañ ci ñaar yoo xam ne nag seen situation xaw nañu jaaxal tuuti. bu xaw a metti tuuti dañu nekk sauvetage donc ñaar ñooñu am na koo xam ne sax dañ koy may pour mu noyyi te loolu waxoon nañ ko plus ñuy gën a am ay cas yu bari plus ñuy am possibilité am ñoo xam dinañ garaaw te ñooñu souvent ay mag la ñu nekk ba pare am yeneen feebar yoo xam ne moo nekk ci seen yaram. xalaat nañu ak mesures yi nga xam ne jël nañ ko ci tëj frontière bi dina mën a dimbali fii ak
à partir du 4 avril ñu gis naka la feebar bi di jëmam parce que fi mu nekk nii dinañ am toujours ñoo xam ne dinañu jógee bitim réew ñu nekk ci dëkk bi di def feebar bi donc bu ñu demee ba nga xam ne booru 4 avril normalement waratuñu am ñoo xam ne jóge nañ bitim réew dugg ci dëkk bi pour indi feebar bi. ci gox yi nga xam ne ñoo am feebar bi juróom-benn la donc Dakar la Diourbel Thiès Saint-Louis Ziguinchor ak Fatick ñooñu dëkk yooyu bu nekk am na benn malade boo xam ne am nañ ko. bërëbu fajukaay yi juróom-ñaar la am na ñeent yu nekk Dakar donc hôpital Fann bi nga xam ne moo njëkk a tijji hôpital Dalal Jàmm ak hôpital d'enfants bu Diamniadio bi am nañu benn structure bu réanimation sauvetage bi nga xam ne mi ngi nekk hôpital Fann ci chirurgie cardiaque boobu léegi ci la bokk. kon ci fukk ak ñeenti région yi nekk fii ci Sénégal juróom-benn yi daanaka la ñuy lim ñu amee jàngoroy coronavirus boobule ñu dem ca ministère de la santé niñ koy defee bés bu jot fekk ji fa Pape Fara maa ngi lay nuyu Pape Fara Gningue. maa ngi lay fay soxna Naata. waaw niñ ko déggee sànq ba ministère de la santé docteur Aliouze Diouf kon di daaneel muy li nga xam ne moom la ñuy digal askan wi boobu ba léegi cet bi ak sellal bi ñu gën koo wëyal gën koo dooleel ndax jamono jii tiitaange am na gis nañ ni ñaar fukki cas la ñu lim ci bésub tey bi kese mu mel ni yëf yi daal ni muy demee dalul xel Pape Fara. surtout Naata foofu la ñuy teg loxo ci record boobu parce que boo xoolee li ñu jël dafa néew fan yi yëpp ñu ngi dem jël ay 150 130 87 20 ñoo ci positif maanaam am feebar bi kon nag Sénégal boobu ba léegi ay 11 la dem am 15 moo fi gënoon a rëy tey ñu ñëw nekk 20 yaakaar naa ne nag nit ñi war nañoo xalaat war nañoo tiit tuuti nekk loo xam ne lu doy waar te ci loolu cas communautaire transmission communautaire daal di dellu si kon ba léegi rek la may wax rek mooy feebar baa ngi ci biir askan wi kon matuwaay yooyu ngay wax yaakaar naa ne ci la ñu war a gën a farlu taxaw ci bu baax a baax cas importé yaakaar naa docteur Bousso leeral na faaw ñu xaar rek fii ak ñeenti fan ci weeru avril ak li koy topp xool naka lay wànneen di mujjee gëtam waaye li ñu mën a wax rek tamit am na kenn ku wër ndax kenn ku wër rek dañuy jël ngir ñeneen ñi waaye ñaari cas grave yi yaakaar naa ne loolu tamit am na taxaw seetlu buñ ci def bu baax a baax nee nañ ay mag lañu te yooyu la mag daal wax dëgg yàlla am nañ yeneen feebar yu ñu àndal kon bu ñu amee tiitaange tamit dinañ am xel mu dal ndax kon ñu ngi leen jëlagum en charge mbir yi débordéegul kon ci loolu rek matuwaay yi war nañ koo gën a yokk lu toll ak junni ak ñeenti téeméer rek ñeent fukk ak benn boobu ba léegi 2 mars ba tey yooyu test la ñu defagum maanaam saytu leen ci laboratoire yi lu tolloo ko téeméer ak juróom-benn fukk ak ñaar ñoom ñoo ci am feebar bi fi ñu toll nii nag téeméer ak fanweer ak ñett ñoom la ñuy saytu di ci xool ñaari cas grave ñoo ci am kon juróom-benn raison mu laal leen site yi nag yokk nañu jamono ji kon ci cas importé li ma dem wax rek 45% ay cas importé la leneen li ci des ñu daal di koy séddoo maanaam ay cas contact ak li nu mel naata je crois que mbir yi xaw nay commencé doy waar ñenn ñaa ngi commencé tiit boole ci tamit suñ nee faux médecin am naag yeneen yi nu mel kon dañuy gën a tiit waakaar naa saytu yi dina gën a bëri xam naa dinañ ñëw ak médecin yi fi nekk ci wàllu woowu nga xam ne am nañ ko ak askan wi ban matuwaay la ñu war a jël bu ko defee feebar bi bañ a progressé bu baax a baax dinu lor kon na mu def yeneen dëkk yi te ñaanuñu ko yàlla. def Pape Fara Gningue nekkoon en direct foofu ca ministère de la santé sant ko gërëm ko ci leeral yooyu la mu indi ginnaaw kon ministère de la santé ba muy def le point ni mu koy defee bés bu jot ci jàngoroy coronavirus ak tolluwaayam ci réew mi. dañuy dem fële ca diwaanu Kidira foofee nag tiitaange amoon na fa ca région bu Tambacounda waaye ay gendarme ñu doon njott kon defal nañ leen test ba jàpp ni amuñu jàngoroy coronavirus boobule beneen diwaan bu nekk ca région ba di Goudiri am na ñaar fukk ak ñaar moodu yu ñibbisi ñoom nag ñu ngi leen di may gët jamono jile Moussa Oumar Gueye. district sanitaire bu Goudiri jël ay matukaay ngir fàggandiku xeex lépp lu jëm ci wàllu coronavirus. fii si zone émigré lan rek léegi xam ngeen district Goudiri dafa am fukk ak juróom-ñaar poste santé léegi poste santé bu nekk am na lu ñuy wax infirmier chef de poste chaque infirmier chef de poste bu nekk su amee immigré moom moo koy seet di ko toppatoo di xool ba fukki fan ak ñeent yi xool su dee amul benn feebar en même temps tamit di waxtaan ak moom li muy def ba du mën a wàllu feebar ndax xam ngeen ni ñoom fu ñuy jógee foofu feebar dafa bëri kon ñaar fukk ak ñaar leen am si département waaw moom la ñu si ñoom la ñuy topp si biir centre de santé bi defar na li ñuy wax salle d'isolement xam da nga yaakaar dafa am feebar bi di ko mën sol ak type de prélèvement ak loo xam dinañ mën a jël ci moom pour ñu yóbbu ko laboratoire ñu xool est-ce que am na feebar wala amul feebar.
ki ñu denk lépp lu jëm ci wàllu wér-gi-yaram ci diwaanu Tambacounda médecin chef de région du docteur Bayal Cissé xamle na ni am na fukk ak juróomi nit yoo xam ni testé nañ leen mu nekk ay test yu négatif ñooñu ànduñoo ak feebar bi fukk ak juróom yooyu bokk ci ñaar fukk ak ñeent yi nga xam ni dañoo jege woon koo xam ni dafa àndoon ak feebar bi lu ñu mën a jàpp mooy ñeneen ñi fi mu nekk ni ñu ngi leen di topp di xool ana fan la wànnent di mujjee ak ay gëtam leneen lu ñu jàpp mooy kuréel bi saytu lépp lu jëm ci wàllu xeex feebar coronavirus muy comité régional gestion des épidémies ki ko jiite di gouverneur Omar Mamadou Baldé ci Tambacounda fexe nañu ba lépp lu jëm ci wàllu soldat gendarme yooyu nga xam ne ñu ngi bokk ci gaas yi ci Kidira ñenn ci ñi nga xam ne dañu doon njort ndax dañu ànd ak feebaru coronavirus am déet bi ñu defee gëstu yi ba noppi wane na ni ñoom dara dalu leen mën nañu tàmbaliwaat seen liggéey. jërëjëf Moussa Omar Gueye ñu dellu si fii ci Ndakaaru ak coow lu rëy fan yi muy Amadou Samba kookee di mbubboo docteur ci diirub ay at sax nag ñu ne def na ko waaye li ko gën a feeñal mooy jamono ji ñu weesu da doon def ay test ci ay nit di leen dépister xool ndax dañoo am jàngoroy coronavirus am déet ab diir a ngi nii muy def lu ni mel moo ne day yëngatu ci wàllum politique la ñu wax bokk na sax ci convergence des cadres républicains di mbootaay boobule banqaasoo ci APR enquête bu sûreté urbaine bu Ndakaaru moo tax ba ñu teg ko loxo du ñàkk ci kanam tuuti dinañ ci ànd ak Ibou Diouf ci ay leeral waaye jàppale ni ministère de la santé dem na ca procureur de la république di Serigne Bassirou Gueye daal di fay kalaame maanaam teg fa ab plainte jagleel ko Amadou Samba moomule mi doon mbubboo docteur doon def ay test dépistage Covid 19 ñu ne sax nag da doon falsifier en-tête Institut Pasteur de Dakar ngir gën a nax ñooñee mu doon defal ay test ci wàllu woowule ba léegi moom jàpp nañ ne Amadou Samba mu nga cosaanoo ca diwaanu Rufisque foofee askan wi nag bañ leen laajee ñoom naqaru nañ ko bu baax a baax ñu samp sax laaj naan loolee naka la mën a amee ci diirub ay at moom muy def médecine teg ci sax nag di toog ci ay rajo wala télé di wax ñoom ñu ne nag faaw ñu teg ko daan ni li mu def ci ay yàqate ci wàllum paj meek réew mi fi mu toll Ousseynou Thiam Ahmadou Bamba Samb. gannaaw ba lii di sûreté urbaine bu Ndakaaru tegee loxo nag ki nga xam ne ni ab faux docteur la di Amadou Samba doon defal ay test diagnostic nag ñi nga xam ne nii dañoo njort ne dañoo am jàngoroy coronavirus coow li nag daanaka moom la ñuy waxtaane fii ci diwaanu Tëngéej doon nag askan woo xam ne ni dafa sampub laaj naka la fexe rek bay liggéey ak ay société nationale te moom habilité wul ngir def lu ni mel. entreprise yi nga xamee ne ñoom ñi nga xamee ne ñoom ñoo la waa ji doon liggéeyal ci sama yaakaar waroon nañu d'abord bala ñoo liggéey ak nit te xam ne lii lu sérieux la ñu dem ci structure yi nga xamee ne ñoom ñoo habilité pour def liggéey bu mel noonu comme ay prélèvement ñu jigéen te leen wax ak ñoom au lieu de signer ay contrat ak koo xam ne xamuloo ko te yaa ngi koy doog a dégg ne médecin la ma amit aussi mbetteel ci ne ñi nga xamee ne xam nañ ko te dëkk ak moom ci dëkk bi gis ko ci télévision bi xam lu muy def yaakaar naa ne sax am na ñoo xam ne war nañu jéem a dénoncer loolu ndax c'est extrêmement dangereux. mu doon nag ku dëng koo xam ne ki war nañ koo sanctionné ci tolluwaayu acte yi nga xam ne ni moom la def ci kàddu yi askanu Tëngéej. waa ji nag xam naa bari na fit ndax bari fit mënul weesu nga gis lu xew nii tëb nga dugg ci ay kër dugg ci ay plutôt ci ay service naan dama bëgg na dinaa leen defal prélèvement dinaa leen jaay nangam dinaa leen jaay nangam. jàpp naa ne fit mënul weesu lu mel noonu. day détruire société bi parce que comment un homme peut venir dire ne docteur là te doo docteur def nii def naa ça c'est pas normal alors dama leen di ñaan ñun ñëpp ñi nga xam ne ñu ngi au courant te xam ne lii c'est pas normal ñu taxaw ci def ci ay sanctions. ñu fàttali ko nag faux docteur boobu ñu gën ko xam ci turu Papi Samba fexe woon na nag ba dugg ci lii di cercle des cadres républicains mu doon nag posture politique boo xam ne bii tax na nag ba mu gën a mën a nax li nga xam ne nii ñoom la doon jëflanteel. ñu dem fële ca diwaanu Ndar ginnaaw ba ñu tëjee yenn ci ay daara wala sax nag daara yëpp bëri na ay taalibe yu fa des ñu ber leen foofule bañ ñuy génn ba jàngoro coronavirus boobule di law di ñëw ba ca ñoom kon nag faaw ñu jox leen ab ndimbal maire bu Saint-Louis jot na ci lu ci mel ni ay dund mu fas yéene koo séddale ay daara yu bëri yu nekk foofule moom Mansour Faye nekk it ministre du développement communautaire équité sociale ak territoriale ne lu yàggul dara dina am benn programme bu ñu door di séddale ay dund. lu toll ci juróom-ñetti millions ci ay sénégalais jàppale leen ci crise sanitaire bi ñu nekk di dund Mansour Faye la ñuy déglu ay kàddoom ci micro Ousseynou Diop ak Habib Seck. comme yalwaantuñu nag ñu ne nag ñoom il faut am loo xam ne dañ leen koy indil indi bi mooy lan nag mooy fexe ba indi leen ceeb ak dëwlin au moins bu ñu jógee daañu mën a sombi suukar naan
wala togg seen ñànkatang def ci seen rënd tuuti mën a am loo xam ne dañ ko dundee loolu nag dafa nekk lu am solo moo tax ñu dajale lu toll na ci 30 tonnes ceeb ak 200 grosses suukar bu 5 kilos ñu mën ko séddale daara yi nga xam ne ñoo nekk fii ci Ndar yëpp dañu xool parce que fu mu nekk nii xamaguñu bu ëllëgee lan mooy am ak lu ñuy def donc loolu dafa nekk lu am solo am na yoo xam ne état dana ko analyser bu fekkee laajte mu jël yenn doguwaay yi bu soobee suñu borom dana ko jël ci loolu tax état bi ci boppam jël na mesure boo xam ne nee na day dimbale njaboot yi dana dimbale maanaam lu toll ci 1 million de njaboot bu ñu nee 1 million de njaboot ça fa mel ne 8 millions de Sénégalais lay état bi dimbale ci ay kits alimentaires xam naa fi léegi semaine prochaine bu neexee yàlla dinaa dellu si ci loolu parce que dafa nekk mesure bu am solo ci lu toll ci 69 milliards yoo xam ne état da koy mobiliser pour jéem a lekk ci askan bi. ñeneen ñu war a jàppale tam mooy ñi amee jàngoro yi xel te ñaare lu ci bëri ci mbedd mi la ñuy nekk di taxawaalu mu mel ni sax dañ leen di fàtte yenn saa yi ci xeex jàngoro yi coronavirus boobule ca Thiès ca misaal am na ñu génn di leen jàppale di leen taxawu ci wàllum dund wala sax nag ci cet geek lu ni mel Cheikh Anta Diop ak Sey Latia ñoo ñu ci defal ab gëstu. feebar bi nga xamante ne jamono yi moom moo lëmbee réew mi di coronavirus waaye am na beneen pàcc goo xamante ne dafa mel ni dañ leen a fàtte mooy ñi nga xamante ne dañoo am feebaru xel te ñu ci bëri nag di taxawaalu ci mbedd mi te yëgaluñ ko seen yaram ñi ngi fekk ci maire bi koo xamante ne xelam da dafa sutante waa Thiès ñu bëri xam ko muy bu moom de xelam daa wàññeeku waaye nag fii ci maire bi nga xamante ne fi lay toog de dañu koy toppatoo bu baax. képp ku nekk ci biir mairie Thiès ville bi fii nii moom ñëpp xam nañ bu xel mi day ñëw wax waxu nit di kaf di foo di ree ak lépp chaque guddi fii boo ñëwee da ngay gis mu toog ci maire teg chaise mu teg chaise ñu def 1 mètre de distance réglementaire bi nga wax ni feebar bi moom la ñu war a joxe donc mu wóor la ni isolé wuñ ko yow sa bopp yow laay jël comme témoin ci loolu donc isolé wuñ ko day raxasu ba set di sangu ba set di sollu set te loolu lépp maire moo koy jël en charge dañuy ñëw taxaw ñu raxasu ne ko kaay raxasu. moom sax nee na ñi nga xamante ne dañoo am feebar mu xel de di taxawaalu ci mbedd yi fii ci diwaanu Thiès bari na lool ba tax na nee na kilifa yi war nañ leen gestu jàppale leen ci seen wér-gu-yaram. parce que fu leen neex la ñuy dugg fu leen neex la ñuy fanaan ñu gën leen a bàyyi xel d'abord ñu dem wër leen xam fi ñu nekk bu fekkee ni seen mbokk yaa ngi fii tamit ñu dem jël leen waxtaan ak seen mbokk yi testé leen tamit xool ndax am nañ ko d'abord dans un premier temps parce que bu dee am nañ ko nga seetaan leen musiba lay doon. ñu jàpp ne fii ci diwaanu Thiès ñi nga xamante ne dañoo am jàngoro ji wàllante bi ci wàllu communautaire ba tax na ñi nga xamante ne seen xel neexul lool tey taxawaalu ci mbedd mi ñoom de waruñoo des ginnaaw ci toppatoo bi te it war nañ leen di aar balaa jàngoro ji di dal seen. jërëjëf Cheikh Anta Diop léegi dañuy yegsi ci ponk bu mujj ci xibaar yi li yëglekaay yi xëyee tey dañ ci ànd ak Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen jëf fajkat yi ci réew mi l'observateur nee nañu am nañu jaaxle gu rëy ci coronavirus beeg ni muy lawee ci réew mi bil yéenekaay bi jàngoro bi duggee ci réew mi ak léegi bés bu yàlla sàkk waa ministère de la santé yëgle ay cas yu yees ci bëccëgug ñaar fukki fan ci weeru mars ñoo ngi woon ci ñeent fukki cas ak juróom-ñaar ci ëllëg sa ñu ne ñoo ngi ci juróom fukki cas ak juróom-benn bés ba ca topp ñu ne am nañu juróom-benn fukki cas ak juróom-ñaar noonee la ñu ko jàppee ba yegg ci téeméeri cas ak ñeent fi Sénégal tollu tembe ci coronavirus bi moo di téeméeri cas ak ñeent fukk ak ñaar ñu fexe ba faj ñaar fukki ak juróom-ñaar mu des téeméeri cas ak fukk ak juróom yoo xam ne seeni borom ñi ngi ci traitement docteur Moussa Seydi njiital service maladie infectieuse bu hôpital Fann ni ci biir l'observateur li war ku nekk jamono ji moo di def ci sa bopp ne li fi am lu ko raw mën na fa am maanaam se préparer au pire ci xët mu njëkk Vox Populi professeur Moussa Seydi nañu fa fii ak fukki fan ak juróom confinement général mën na am ci réew mi mu di tëj askan wi ci seeni kër kenn bañatee génnati professeur Moussa Seydi ne bu yëf yi gën a yokk te amuñu takk bu wér ci fan la ñu mën a teg suñu tànk lu dul di làmbatu mën nañoo jural musiba mu rëy li ñu naan cas communautaire mu ne mooy li war a jaaxal ñëpp La Tribune nañu professeur Moussa Seydi nee na bu ñu moytuwul ci confinement total ci la ñu jëm ngir wàññi jàngoro jekk ni muy lawee ci Sénégal jàngoro joojee di coronavirus bi Le Quotidien xëy na dañu xamal ne ma ngay dellu gannaaw bu baax a baax ci diwaanu Touba ne ci juróom-ñaari fan yu ñu génn dégg ñu fa beneen cas bu bees am na fa juróom yu ñu faj ba ñu wér fukk ak ñeent ñu fay traité am na fa it beneenu famille bu ñu fa quarantaine oon maanaam berleen mujj nañu leen a libéré ca Touba googee Source A ma ngi ñu fay xamal ñaari ngénte yu fa takk dere tas jàpp ñu doon ngénte ak ñeent ci seeni invité yóbbu Sud Quotidien xëy ñu yóbbu ba Assemblée nationale wax ñu ne président Macky Sall actionné na Assemblée nationale projet de loi bi koy may mu mën a gouverner jaare
jaare ko ci ordonnance projet de loi ba ma ngay tegee ca taabali Moustapha Niasse mi jiite assemblée nationale bi fii ki waxtu député yi war nañu ca sëgg càmbar ko mu war a doon ci teewaayu ministre de la justice maître Malick Sall projet de loi ba journal Sud di ñu xamal ne ñeenti article moo ca nekk Le Quotidien nañu mu des nag beneen problème bu ëpp bopp député yi problème bi moo di ci jamonoy coronavirus bi ñuy tere ay daje ki dajaloo li ñëppi laaj moo di nu député yi mën a def bay daje ci assemblée nationale président national di Macky Sall mook président bu réewum Chine ñoo nekk ci xët mu njëkk Soleil national moyen yu rëy te am doole moom la journal bi nañu moom la réewum Chine génnee jox ko Sénégal ngir jàppalee ko ci xeex bi muy xeexee coronavirus bi grand place dañu usine ciment bii di Sococim ñoom it bëgg ñoo des ginnaaw ci xeex bi jox nañu kilifay réew mi ñaari téeméeri million ak juróom fukk ngir jàppee ko ci xeex bi la sine kay yeggee ñu ñetti milliards yu état bu Sénégal génne ngir jënd ci ay respirateur enquête dina kay nañu li ëlëm àdduna bi yépp jamono ji mooy fan la ñu mën a jëlee ay jumtuwaay yu ñu mën a fàggoo maanaam i matériel de protection ca Malik am nay tailleur yu fa nekk yoo xam ne dañoo mujj di ñëw ay masque de protection di ko may dispensaire yeeg askan weeg takk der ya foofee enquête wax na ñu it ne ca Espagne ña fa amee coronavirus bi am na ci ñoom juróomi junne ak ñeenti téeméeri nit yoo xam ne ay fajkat la ñu l'observateur xëy di ñu xamale ak waa ji di Ndongo Dieng benn muudu la bu nekk ci Italie def na fa fanweeri at ak lu tekk ci ngaay mexe gi fa la fekk baax yéenekaay bi nañu la mu nekk ci réewum Italie jamono ji mooy di defar ay masque de protection di ko baaxee police ak gendarmerie ak douane bu Genova ga ci Italie ñu des ba tey ci l'observateur ànd ak moom dem ba Tambacounda fii ci Sénégal ubbi yéenekaay bi benn waay bu tudd Abdoulaye Sow journal bi nee nañu ab ñaareelam moom la beneen waay doon raay ak di ko làmbaatu Abdoulaye Sow bett leen songoog waa ji di xeex ak moom matt ko ci baaraam ba baaraam bay lang. jërëjëf Mamadou Mouhamed Ndiaye sant ko gërëm ko ak équipe technique beeg rédaction bi 19h30 incha allah dinañ fi dellu si yaatalal leen yeneen i xibaar fii léegi boobu ñu leen di ñaanal ngeen yendu ak jàmm.